docteur. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur, c'est votre émission que vous propose Sud FM. sama doom yaram bi day tàng biir bi day daw. dama sibbiwu. sama rakk laa indi woon biir bi day daw te yaram bi dafa tàng. dara dootu leen ëmp ci seen wàllu wér-gu-yaram Ndeye Khady Diop dina fi dalal ñu seen xam-xam màcc lool ci wàllu wér-gu-yaram. Plus aucun secret, plus aucun mystère sur les questions médicales, un médecin sera à votre disposition. Allô docteur. talaata bu jot lay am ci Sud FM 98.5. Allô docteur ngeen ànd ci ak. Val d'Afrique ordre des médecins du Sénégal ak Sud FM seen rajo ci seen émission Allô docteur talaata ji yem ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai atum 2020 bu 9h30 jotee ci suba si jàpp 11h Ndeye Khady Diop na dalal professeur Mamadou Koumé nekk gériatre nekk tamit gérontologue nekk tamit jàngalekat gëstukat ca faculté de médecine ci daara ji koy jun di Cheikh Anta Diop nekk tamit ancien interne des hôpitaux waaye tamit jiite service de gériatrie bu centre hospitalier bu Fann bokk tamit ci kuréel clinique Covid 19 ci centre hospitalier bu Fann ak tamit comité de recherche des aspects éthiques ci CNG comité national de gestion de l'épidémie et de la santé de l'action sociale war a ak Ndeye Khady Diop ci li nga xam ne kat moo jëm ci Covid 19 bi ak tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk mag ñi yéen te bu ngeen wootee c'est 33 825 18 30 c'est 98.5 lay doon. Avec Sud FM, la santé à votre portée. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Allô docteur. Et comment va la santé? Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com. Val d'Afrique moo leen doon may seen émission Allô docteur. Bonjour, comment ça va? Et comment va la... Allô docteur kon dugg si nañu ci biir professeur Mamadou Koumé ñu ngi lay nuyu te di la dalal jàmm. maa ngi lay fay sant di la gërëm ci invitation bi di nuyu mag ñi ñu déglu ak bépp auditeur bu ñu déglu. jërëjëf ñu may tuuti technicien bi mu xoolal ñu suñu micro boobule balaa ñuy avancer ci émission bi kon ñu ngi ànd ak Val d'Afrique ordre des médecins ak Sud FM ci seen émission Allô docteur te ji talaata yemoo ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai atum 2020 professeur Mamadou Koumé gériatre gérontologue chef service gériatrie bu centre hospitalier bu Fann enseignant chercheur ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar faculté médecine bokk ci comité clinique Covid 19 bu hôpital bu Fann ak comité recherche et aspect éthique ci wàllu épidémie bi mu dugg kon ci commission nationale bi nga xamante ne teg nañu ko ngir xeexee ko jàngoro ji professeur gis nañu ne ci lim bi nga xamante ne jotagum nañu ko jot ci ay nit yoo xamante ne ñàkk nañ seen bakkan ñu ci bare souvent suñu génnee at yi dafay jëm ci personnes âgées yi ba démb moo ci mujj ci lim gis nañ ni ñu ngi ci ñaar fukk ak juróom-ñett defe naa ñu loroogum mais bare na lu ñuy génne communiqué bi ñu gis diggante 60 ans maanaam juróom-benn fukki at jëm ci kaw ci biir loolu muy loo xamante ne ku ci nekk yaa ngi koy jàmbat ku ci nekk itam bëgg nga comprendre depuis lors lan moo indi ndeete li gën a bari ci boor boobule li ñuy njëkk a laajte prof mooy est-ce que am ngeen déjà premier chiffre yi ci moo xam nombre de cas yi ci personnes âgées yi ci wàllu coronavirus bi waaye aussi taux de mortalité bi ci li ci ndeete li bu ñu ko rapporté ci population générale bi. jërëjëf Ndeye Khady ci invitation bi et ni ngeen bàyyi xel mag ñi je pense que ni nga bàyyi xel mag ñi bu ñëpp defee ni mel yaakaar naa ne mag ñi dinañ gën a aar parce que lu ñu soxla nañ mbas mi nag bi ñu ko tàmbalee depuis le 2 mars bi ñu am suñu premier cas ba léegi ba toll ci cas yi nga xam léegi bi ñu analyser bi ñu saytoo données yi. gis nañu daal téeméer boo jël fukk yi ay mag lañu au niveau national. ci wàllu feebar bi ci wàllu feebar bi téeméeri malade yoo jël fukk yi ay mag lañu. waaw ci wàllu feebar bi mais ci au niveau national. au niveau national mais boo jëlee Fann nga xam ne cas yu métti yi fa la ñuy ñëw. téeméer boo gis parce que fanweer yi ay mag lañu. téeméer boo gis fanweer yi ay mag. ci hôpitaux yi cas yu mag yi ci lañu gën a bëree. ci ñi faatu. ci ñaar fukk ak juróom-ñett yi boo ko buñ koy xayma presque téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ak lu topp ay mag lañu. ci ñi ci faatu. kon nga xam nga ne feebar bi mag ñi ñoo gën a faatu.
ñoom la gën sonal. ñoom la gën a sonal. waaw parce que boo ko seetloo au niveau mondial ci àdduna bi yëpp mbas mi buy dal bu dalee téeméer juróom-ñett fukk yi mën nañu yëg bañ a yëg dara. ñi nga xam ne ñooy feebar fukk ak juróom yi la ci fukk ak juróom yi ñooy am cas yu grave yi. ci wàllu faat bu ñu ko gëstoo ci àdduna bi yëpp mi ngi faat ci lu toll téeméer bu ne mu faat ci benn ak ñaar ak ñett ci population générale bi. àdduna bi ci àdduna bi bu ñu xoolee ci wàllu mag ñi téeméer bu ne ku am juróom-ñaar fukk at ak lu topp day dem ba juróom-ñett. loolu bari ku am juróom-ñett fukk at ak lu topp day dem ba fukk ak juróom donc nu nit di gën a jëm mag ci la feebar di gën a grave ci moom. kon âge facteur aggravant la. facteur aggravant la. lu tax. waaw parce que mbas mi ci fi ñu toll léegi ni doomu jàngoro bi virus la. te virus bu duggee ci yaram yaram dafa am nu muy xeex ak moom bokkul parasite bokkul ak bactérie. virus moom dafa virulent. waaw dafa soxor te sew. dafa sew. waaw. donc ni nga xeexee mooy immunité à médiation immédiate dafa am kaaraange ñaari façon gu kaaraange la nit am. kaaraange maanaam soldaaru yaram bi kaaraange goo xam ne bu feebar bu duggee léegi ñu xeex ko léegi rey ko léegi. mooy l'immunité à médiation immédiate cellulaire. ak beneen kaaraange bi nga xam ne day xàmmee feebar bi. bu ñëwaatee at après mu xamee ko rey ko mooy l'immunité à médiation immorale loolu mooy immunité bi nga xam ne bu ñu ñekkee nit bu ñu ko ñekkee mu amee vaccin bi mu mën a protéger wu ci aar ko ci jàngoro bi waaye ci mag immunité bi nga xam ne mooy ci saa si lay feebar ci saa si lay xeexi jàngoro bi immédiate bi dafay wàññeeku bu baax y a une baisse de l'immunité à médiation immédiate. rax ci dolli aussi yaramu mag dafa am ay coppeteku dënnu mag dooleem dafay wàññeeku te dënn lu am solo ci mag roñoo yi nga xam ne ñooy segg deret ji seen kattan dafay wàññeeku boo xoolee kattanu segg roñoo mag mu am juróom-ñett fukk ak lu topp maanaam mooy genn wàllu kattanu ndaw bu am ñaar fukki at kon xam nga ne wàññeeku na. te it mag buy jëm mag am na feebar yoo xam ne daf koy gën a yàpp nooy gën di jëm mag ngay gën a am risque am diabète nooy gën di jëm mag ngay gën a am risque am hypertension artérielle. nooy gën di jëm mag ngay am risque yenn feebar yoo xam ne maanaam dafay wàññi sa kaaraange. alors boo jëmee mag sa kaaraange yu mel ni xeex feebar yu mel ni virus wàcc. ay coppite ko am sa yaram gën a wàññi sa doole ci dënn bi ci roñoo yi. ay feebar yoo xam ne dañuy ñëw dëkk si gànn si wuñu maanaam feebar yoo xam ne jàngoro la siburu tension diabète. ak yenn affaire nga xam ne day gën a wàññi sa doole. parce que boo amee sa xol bu wàññeekoo tension ñëw tegu ci day gën a wàññi. doole xol bi. nga am problème rénal nga am déshydratation day gën a wàññi doole bi wax rek ci dolli aussi am na yenn xeetu jàngoro yoo xam ne. parce que du ñu naan mag ñi itam. parce que dañuy fàtte di naan. waaw dañuy fàtte di naan parce que simplement mag thermostat bi nga xam ne mooy que yëgal mar dafay wàññeeku de sorte que mën nga bañ a yëg mar. tey sa yaram soxla ndox. waaw ba pare am na ci mag ñoo xam ne surtout suñu waajur yu góor yi tur ndox bi bu ñu amee prostate. bu ñu gisee que bu ñu naanee dañuy tur ndox lu bëri day guddi da yàq seen njàpp. dañuy moytandiku te war a dem te laata te wax dëgg yàlla dañu waroon dem rek ñu faj prostate bi ñu naan. loolu dafay loo xam ne dafa am ci mag te it am na façon feebar yoo xam ne dafay am mag dafay nekk ci mag te kenn du ko xam laata nga saytu ko. muy yan dafa am ay jumtukaay am na ay li ñuy wax ay syndrome de fragilité la dénutrition mag moo xam ne yaramam dafa wàññeeku ba
lu ko bett gaañ ko mais loolu pour nga xam ko da nga koy natt am na ay outils ay jumtuwaay yoo xam ne ci la ñuy nattee mag mu fragile. ci ay laaj pour xool parce que mag li ma la mën a firndeel mooy. ci lekk gi la laa ci jëm wala. dafa nam ci lekk gi ci garab yi muy naan. dafa am ci ni mu dëkkoo dafa am ci aussi ci ni muy tàggate yaram bu ma la joxee firnde rek boo jëlee ñaari mag yu am juróom-ñaar fukk at. bokkandoo at juróom-ñaari fukk nekk dans la même situation. bu leen feebar boo xam ne ganesee même feebar bu leen ganesee. waaw dana ci am koo xam ne da koy faxas day mel ne dara jotu ko da ci am koo xam ne day sonn. li tax ñu am kooku di sonn nag boo ko saytoo bu baax dafa fekk feebar bi nga xam ne lañ fragilité boo xam ne vulnérabilité boo ko saytoo day fekk mag moo xam ne ñamam dafa des. lekk gi dafa des. waaw dafay fekk ndox mi dafa des dafay fekk tàggatul yaram dafay fekk ne am na feebarul mais dafa nasax. dafa wàññeeku. tabloom daal baaxul maanaam. tabloom baaxul c'est une personne âgée vulnérable parce que ñetti xeetu màggataay ñu am mag mu dëgër ak mag ngi nga xam mag mu yemamaay. ak mag mu nasax. kooku lu ñu gëstu la ba mu leer nañ mag mu nasax moomu nag boo ko seetloo yu ci bëri ñooñu nag lañu war a gën a bàyyi xel parce que ñooñu la feebar gën a mën a daaneel. d'accord professeur sànq am na ay chiffres yoo jot a joxe. mais bëggoon nañu xam ndax am na ay pourcentage ci diggante góor ak jigéen ba tey ci personnes âgées yi. feebar bi góor ñi la gën a faat. ci mag ñi. ci mag ñi parce que ba démb jigéen ñi ba avant 27e décès bi jigéen ñi góor ñi ñoo ëppoon jigéen ñi ci cas yi ak ci décès yi. góor ñee ëppoon jigéen ñi. waaw. bon boo ko seetloo démb ak barki démb am na ay jigéen ñoo gaañu mais ba tey góor ñi ñoo xaw a ëpp. ci jigéen parce que nag mag mu jigéen moo gën a dëgër mag mu góor. ma defee ni góor a gën a xaw a dëgër. mag mu jigéen moo gën a dëgër. ndax la bon loolu la ñu gëstu dañu gëstu xëy na peut-être parce que même boo seetlu sax yaakaar nañu ni askan wi. espérance de vie. waaw pays dëkk bu réew moo dem. espérance de vie jigéen ñoo ëpp mag ñi. Sénégal espérance de vie population bi yëpp juróom benn fukk at ak juróom ñaar la boo ko xoolee ci góor ñi juróom benn fukk at ak juróom ñeent la ci jigéen ñi juróom benn fukk ak presque juróom ñeent la. d'accord parce que jigéen ñi ñoo xëy na ni ñu koy expliquer mooy que jigéen ñi góor ñi ñoo gën di liggéey yu métti. de sorte que bu ñu demee ba nekk mag coono yi gën a. day fayu te it jigéen. xëy na ëmb yi may ëmb dana tàggat yaramam ba te it jigéen ak nu mu métti ñoom dañuy takk toujours seen digg di liggéey donc ñoom ñoo gën a bàyyi xel ci seen yaram. waaw. d'accord en attendant mën nañu wax ni kon ubbi nañu antenne bi ci 33 825 18 30 ñi ngi ànd ak professeur Mamadou Koumé mu di gériatre gérontologue chef service gériatrique bu centre hospitalier bu Fann enseignant chercheur faculté médecine bokk ci comité bi toppatoo ni ñuy xeexee Covid 19 fii ci Sénégal asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëriñ bi na nga def. Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. Mouhamed Thiam ñu ngi leen nuyu. waaw di dellu di leen nuyu rek di leen sant di leen ñaan si weeru koor gi. ñu ngi lay siyaaxee ñu tam. waaw koor gi mi ngi jeex yàlla nañu fi bàyyi bu ñëwaat yàlla nañu fekk si jàmm yu bari bari. allahumma amiin. waaw di nuyu auditeurs yëpp. surtout El Hadj Touré Ibou Ngone Mbengue parmi tant d'autres. ak di gërëm festival d'art ak l'ordre national des médecins ak SUDESA. merci beaucoup. voilà di wax docteur nag keroog waxoon naa ko. épidémie bi mag yi lay gën a faagaagal. waaw dem fen ñu ngi toog ci kër yi xale yi la ñu war a gën a ñaax parce que temps yëpp maa ngi déglu ci rajo yi chauffeurs yi ñu ngi ñaan pour ñu tijji yoon bi pour de région à région te am na région yoo xam ne cas yi bariwu fa suñ ko tijjee rek cas yi dina dugg ci région boobu te dina gën a metti waaw li may laaj question ba may laaj docteur mooy ñu mettre en quarantaine parce que des fois damay déglu dañ la mettre en quarantaine bon ñu testé la nga négatif mais ñu maintenir la fa 14 jours pour lan bu ñu testé
te négatif fu lan ñu la fay maintenir 14 jours encore te yow tey dañ la testé nga négatif xanaa kii bi virus bi dans les premiers jours kenn du ko gis wala loolu daal laa nu laaj docteur di leen gërëm di leen sant di leen wax korité mubarak macha allah. korité mubarak jërëjëf Mouhamed Thiam doon woote Malicounda Mbour ci 33 825 18 30 ñu seet kan moo ci topp ak laajam jëm ci Covid 19 ak personnes âgées ak lecture bi ñu ciy def ànd ci ak professeur Mamadou Koumé asalaamaaleykum. kooku rëcc na ñu may ko tuuti suñu dajalee lu toll ci juróomi nit ñu taxaw tontu daal di ubbiwaat antenne bi tey bàyyi xel itam waa ministère santé asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. maa ngi fi rek. foo ñuy woowee. Dakar Plateau. Dakar Plateau. waaw. ayca ñu ngi lay déglu. benn taximan la ko wax. ayca bisimilah. maa ngi lay nuyu Ndeye Khady di nuyu sa gan gu tedd googu Mamadou Koumé. ñu ngi lay fay bu baax. waaw dama doon laaj man sama xarit. feebar bi moom est-ce que mois de mai bi ñu nekk nii am nañ ci yaakaar ne ndax dina dellu ginnaaw bu baax a baax a baax loolu rek laa bëggoon a laaj. d'accord. ok merci beaucoup. merci beaucoup Serigne bi doon ñu woowee fa li nga xamante ne moom mooy Dakar Plateau ci 33 825 18 30 ñu jógee Dakar Plateau jël ki ci topp asalaamaaleykum. maaleykum salaam. allo Serigne bi na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax El Hadj Touré Yaraax. El Hadj Touré Yaraax ñu ngi lay nuyu El Hadj Touré. Adja maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar. di ziar professeur bu baax. ñu ngi lay delloo di ñaan yàlla jàmm yàlla defal jàmm. allahumma amin. di ziar waa ci dëkk bi yëpp. ñu ngi delloo di ziar bu baax Cheikh Amady Diandour ak tonton bi. Adja neel ma Cheikh Amady Diandour bu dee mu ngi déglu comme ça bon boo kii bi mu bàyyi foofu numéro am ba foofu ci kii bi technicien bi après ma jël ba dégg nga. waaw xam naa mi ngi lay déglu. waaw maa ngi ziar bu baax sama sëriñ boobu noonu Mouhamed Lamine Mbour Malicounda Mbour maa ngi koy ziar bu baax. bon man lu ma doon laaj professeur mooy ñaari laaj la amoon lu may laaj mooy nit ñoo xam ne dañuy dee ci biir kër yi quoi seen biir kër yi. parce que am na ñoo xam ne dañuy dee seen biir kër yi ba pare ñu testé leen ñu naan leen dañuy positif. ndax ñoom dañuy ragal comme ça léegi su mu nekk da nga jàmbat feebar nga bañ yóbbu sa malade ci hôpital yi wala lu mu demee noonu loolu moom laaj mooy laaj la. ah waaw bon deuxième laaj bi mooy mbirum kii ni ñu koy waxee sax ni ñu naan ne feebar bi laal na docteur yi laal bu bare ndax ñoom amuñu jumtukaay wala déet man loolu affaire bi jaaxal na ma de. jumtukaay protection waaw loolu laa doon laajte professeur asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf El Hadj Touré Yaraax ñu xool ki ci topp kan la ak laajam ci 33 825 18 30 ñu may ko tuuti mu egsi ñu ànd ak Val d'Afrique ordre des médecins ak Sud FM di dalal suñu gan professeur Mamadou Koumé ñu jël ko asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. waaw ñu ngi sant bu baax sant na Xadi. waaw fooy wootee. maa ngi ziar maa ngi wootee Géejawaay. Géejawaay. ayca ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi nuyu sa gan googu bu baax. mi ngi lay fay. di ko dalal di ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla defal koor gu ñu nangu. allahumma amin. di ko di rafet lu baax teewaayam boobu. merci li ñu bëggoon laaj tamit mooy benn comme ñun ay ndaw lañ dëgg la sax. mais ñu bëggoon laaj suñu gan googu ñun ndaw ñi nan lañ mën a waajalee suñu mag nga xam ni si wàllu wér gi santé. ba bu ñu màggee dinañ xaw a macha allah nekk ay mag ñu dëgër daal ndax loolu mën na nekk si wàllu médecine lu ñuy waajalee suñu ndaw. bi si des tamit kañ la ñuy jàpp ni nit ki si wàllu santé kii mag lañ koy considéré. d'accord. kañ man si ban at nga xam ne bu fa tollee rek si lañ koy mën a jàpp ni kii moom léegi mag la. personne âgée la d'accord. voilà ñaari laaj yooyu dala bëggoon laaj ba si kanam incha allah. jërëjëf ñu jël ki ci topp daal di taxaw bàyyi professeur daal di tontu le temps que ministère commencé point du jour ak seen équipe ci jëm ci situation bi tey ak chiffre yi ñuy xaarandi amee ko foofule ci dayoo jàngoro ji ak lépp li ko yitteel asalaamaaleykum. salaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. soxna Ndeye Khady. Diop ñu ngi ziar. ñu ngi delloo ziar Ndiaye front de terre. ñu ngi ziar. alhamdulilah. ñu ngi nuyu professeur di ko jox wàccuwaayam. ñu ngi lay fay. waaw di koy ñaanal yàlla barkeel ko si barke weeru koor bi ak waa kër gi yëpp. allahumma amiin. yàlla defal leen jàmm. amiin amiin.
ñun yor nañu comme ni mu expliqué rek yor nañ suñu mag si kër gi macha allah suñu waajur suñu dund ku jigéen. waaye li ngay laaj moom des fois day bëgg di màcc ay tàngal mante yu fas yi comme ni nga waxee noonu donc festival la tout festival la c'est de sponsor bëgg na ko trop quoi. ma xamul ndax si gorge bi loolu maa du ko utul lor wala dara quoi. ñaareel tamit comme depuis épidémie amee ba tey ñu jël matuwaay muy nettoyé loxo yee xale yi ba si nuyoo yi sax da ko wàññi ak xale yi. beneen bi ndey xati xam naa loolu lañ koy baaxee rek da nga laabir yow macha allah nga faral di invité ay docteur ak ordre des médecins am na ñoo xam ne ñuy dugg si émission bi duñu médecin duñu dara ko ñu dugg rek ñu jéem la indil xam-xam boo xam ni kenn xamul fu ñu ko jëlee ñu amee xam-xam bu ñuy laabir wala dara nañu bàyyi ba ñu invité leen rek médecin bu dugg rek ñu indi la loo xam ne daal du loo xam ne dafa nekk si téere wala dara seen xam-xamu bopp la xam nga fi may waxee wala déet. d'accord waaw pour ñu bàyyi xel loolu daal. d'accord fa am sa xam-xam da nga bàyyi ba ñu invité bu ñu invité wul nag kilifa gu fi ñëw nga jéem nga di ko nga tag di indi yoo xam ne daal tegul fenn loolu daal ñu ngi jaan ngeen jël ci ay matuwaay daal. incha allah jërëjëf Ndiaye front de terre xam naa kon Pape Lay su fekkee amul ku rëcc dugub dañuy daal di taxaw foofule bàyyi professeur mu tontu professeur kon dañuy njëkkee ak Mouhamed Thiam Malicounda Mbour nee na gis na ne comme ni ñu ko waxee ci introduction bi Covid 19 bi personnes âgées yi lay gën a dal te itam xale yi en général ñoom ñooy dem ñooy dikk waaye ñooy dellusiwaat jox ko ki nga xamante ne moom mooy mag mi ci biir kër gi. mu wax tam ba tudd waxu frontières yi nit ñi laaje ne nañu ko ubbi ngir ñu mën a demaat ci dem ak dikk bi te moom jàpp na ne suñu ko ubbee itam loolu dana gën a yokk cas yi ci yeneen régions yi nga xamante ne xëy na seeni cas baxewul waaye itam personnes âgées ya fa nekk ñu war leen mën a bàyyi xel laajam jëm plutôt ci ki nga xamante ne dañ ko mettre en quarantaine nee nañu testé ko mu nekk négatif maanaam amul jàngoro ji loolu texewul ñu ne dañ ko fay téyewaat lu toll ci fukki fan ak ñeent lan mooy tax duñu ko bàyyi mu dem gannaaw gis nañ ni négatif la. waaw jërëjëf Mohamed Thiam bu Mbour laaj bu am solo ak wax bu am solo boo xam ne dinañ ci gën a yaatal ci biir waxtaan bi nit ki bu ñu ko testé mu négatif war nañu ko testé waat fukki fan ak ñeent après ndax feebar bi dafa am nu muy doxee. feebar bu duggee ci nit dafa am benn diir bu ñuy wooyee période d'incubation maanaam. période boo xam ne ci la jàngoro bi di togg. ci biir yaram bi laata muy feeñ. diggante bi jàngoro bi dugg ci doomu jàngoro bi dugg ci wérgu ci yaramu nit ki dugg ci cellules yi def li muy def ba feebar bi commencé feeñ bu ñu ko xaymaa fukki fan ak ñeent la. donc mën na dugg gisuñu ko ñu testé gisuñu dara bàyyi ko mu dem. ñu teg ay fan mu feeñ. waaw. donc diggante boobu nag mën na ci wàlle bu fekkee ne feebar doomu jawar mi ngi ci moom. mën na wàlle moo tax ñu mettre ko en quatorzaine pas quarantaine. quatorzaine ko téye ko. quarantaine mooy jamono pes nga xam ne dina daan mettre 40 jours. mais fii quatorzaine la parce que lépp mi ngi dépendre rek ci période d'incubation bi nga xam ne ci la feebar bi di ñor. laata muy feeñ. diggante bi muy ñor nag mi ngi mel luy bax rek diggante bi muy ñor. waaw dafay wàlle donc fokk ñu ber ko mettre en quarantaine testé ko fukki fan ak ñeent après bu ñu ko testé ñu xam ne négatif na nag ñu xam ne léegi doomu jàngoro nekkul ci moom ñu bàyyi ko. ñu doog ko bàyyi mu dem. Dakar Plateau taximan la nee na li mu bëgg a xam professeur mooy ndax ci weeru mai bi mën nañoo yaakaar que jàngoro ji dina gën a wàññeeku. waaw je pense que nañu am njort bu rafet. épidémie bi nañu xool rek ni mu tëddee ci àdduna bi. def na 2 mois 3 mois Chine ma ngay wàcc def na 2 3 mois fii France ñi ngay wàcc. ñu def na 2 3 mois yaakaar nañ ñi ngi ñaan mu wàcc xamuñu nag mënuma def prévision du ma prophète du ma wax luy la mu ëllëg. mën nañu suñu ay calcul statistique mais feebar bi moom vraiment ñu baal feebar bu doy waar la parce que moom dafa mën a mbasaate. parce que ni feebar yi dikkee ñëpp bii moom dafa am nu mu mel waaye nag boo ñu ko seetloo chiffres yi depuis bërki démb ba léegi daal dafa mel dañuy wàcc. parce que ñu ngi woon ci ay 100 cas bërki démb ba démb laal. ci li bu ñu testé li ñuy gis mu positif dafay wàcc ci 50 ak ay 0,9 0,5%. donc yaakaar naa ne tendance bu continuer dinañ gën a am yaakaar.
waaw. d'accord El Hadj Touré Yaraax nee na dinay faral di dégg itam décès à domicile ñi nga xamante ne dañuy faatu seen kër ñu def test bi après faatu gi ñu ne dafa positif yore woon na jàngoro ji mu bëgg a comprendre ndax ñooñu dañoo feebaroon bañ a dem hôpital wala qu'est-ce qui s'est passé. waaw loolu lu am solo la et lu mat a bàyyi xel parce que bu ngeen seetloo faatu mag ñi. waaw ñu ci bëri. am na ci juróom ñoo xam ne seen kër la ñu faatoo ñii dañu fekk ñu faatu ñu presque ñii dañu dem hôpital yegg si hôpital gaañu donc mën nañu jàpp ne seen kër la ñu gaañu. loolu nag aussi dafay soulever problème bu am solo. muy lan. parce que mag ñi am nañu ci xam ne dañu feebar. ay feebar yoo xam ne c'est des maladies chroniques yoo xam ne gane si wuñu dañu dëkk si. diabète hypertension mu laaj équilibre parce que feebar bi diabète la gën a yàpp ak tension bu mu fekkee nit mu am diabète équilibré mu fa am tension équilibre dana ko gaañ. mais bu fekkee mu am diabète mu équilibré mu am tension bu normal du ko mënal dara mais mag ñi nag feebar bi dañ ko jox dayo boo xam ne garaawal bu yóbbu fiti nit ñi ba kenn ñematul dem hôpital. te foofu problème a ngi fi. te foofu problème a ngi ci. moo ubbi aussi di wax ci li kii njëkk a wax Mohamed Thiam njëkk a wax. le fait que ñu nar a ubbi fa dem beeg dikk ci dëkk yi bi waaw. mais parce que loolu aussi war nañ ko seetaat parce que ñu ci bëri bu ngeen seetloon Ndakaar ci la faj yi mag ci la hôpitaux yu mag yi nekk. ci la fajkat yu mag yi nekk. ñu ci bëri seen jàngoro seen wér-gu-yaram ñu ngi ko dénk waa Ndakaaru. fii lañ koy fajee. donc ñu ci bëri ñëwatuñ. donc loolu aussi war nañu xool naka lañu mën a fexe ba mag ñi naan am rendez-vous ñu mën a ñëw te it am na ci mag ñoo xam ne feebar bi yóbbu nañu fi nit ñi yóbbu boo xam ne ba am ñëwatuñ dem hôpital. pour ñoom bu ñu demee dañ ko fay jëlee dañ ko fay jëlee wala bu ñu demee dañu foog ne en tout cas dañu ko stigmatiser. waaw donc ragal nañu. wala njaboot ne non doo dem. ñoo leen di tere. waaw bu ko defee moom mu toog nag bu feebaree naam bala moom su ma doon wax lu ma leer dëgg ñooñu dañ leen jël ñu autopsie leen ñu xam autopsie rek moo mën a xam nit ku dee lan moo ko fay réellement. mënuñ wax ne que à 100% coronavirus donte ne fekk nañ doomu jàngoro ci moom est-ce que amul woon kat diabète bu nekkoon ci biir boo xam ne dafa déséquilibré est-ce que amul tension boo xam ne dafa def AVC. test post-mortem boobu pour yow garantirul à 100%. non mënuma nangu ci ñu fekk ci mag mu gaañu. ñu testé ko ñu ne Covid bi la. am na leneen Covid bi gaa troisième facteur bi la. faat na ko mais am na leneen lu nekkoon ci biir. d'accord loo xam ne moo déséquilibré parce que buñ ko gëstoo bu fekkee ne mag dafa amoon diabète mu équilibré wala mu amoon tension boo xam ne dafa yéeg mu AVC mu def mort subite mais am na lu mën a faat mag dafa bëri. donc loolu moo tax maa ngi ciy profité aussi di ubbi benn kii am na ay jeunes yu nekk fii. ñu nekk Madji am seen association tëral loo xam ne maa ngi leen ci jàppale ñu dem di seet mag ñi fekk lañ seen kër di leen répertorier di leen jox seen garab parce que mag ñu bëri fi nekk nii non seulement dematuñu seeti ay médecins mais seen garab amatuñu garab te am na feebar yoo xam ne da ngay jël garab sa géeru dund loolu aussi lu mat a bàyyi xel lañ. mënta ñàkk. waaw alors loolu aussi vraiment lu ñu mën a bàyyi xel la mënuma fekk mag ñu jóge mu gaañu këram ñu jël ko ne Covid la Covid moo ko rey. Covid bi gaa am na lu mu fekk waaye la mu ko fekk moo ëpp doole Covid bi. pourquoi du ñuy def autopsie kon ci. waaw mais wala moyens yi may matewu ko. kooku c'est un problème médico-légal. c'est un problème médico-légal boo xam ne daal bëgguma ci xuus trop. mais yaakaar naa ne daal li ñu war a gën a def mooy gën a bàyyi xel mag ñi ci kër yi gën a bàyyi xel mag ñi ci kër gi. mooy balaa ma tëb ñeenteelu laaj bi dinaa ci dellusiwaat ñëw ci juróomeelu laaj bi pour ñu mën a waxale loo xam ne danañ mën a gën a may bay xel ci mag ñi ki nga xam ne dafa bàyyi mi ngi toppatoo yaayam. waaw. donte ne yaay yi dafa bëgg di màcc ay. njaay front de terre di màcc ay passé yooyu. bu koy màcc daal na raxas loxoom ba mu set ko tamit koy def yaakaar naa ne yooyu amul benn problème. nee na tam wàññi na nuyoo beeg. moo wax dëgg parce que feebar bi ñiy wàlle naam du ndaw yi du xale yi du tout tànk yi. parce que am na benn gëstu bu ñu def en France boo xam ne tout tànk yi li ñuy wàlle du bëri tout tànk yi par exemple ñoom grippe la ñu gën a mën a gaaw wàlle parce que ñoom dañuy seen bakkan day xelleeg yooyu.
seen bakkan day xel yi waaw tout tànk yi ñoo gën a mën a faj wàll ci grippe mais ci feebar bi nii du tout tànk yi waxambaane yi la. adolescent ak adulte yi adulte ñi dem di ñëw. ñi dem ak dikk. waaw ñi dem ak dikk donc bu ñu nuyoo. sànq maa ngi wax ak sa benn agent mu ne moom dafay dand parent bi buy dem ak dikk bu ñu dem di dikk nañu dand seen ay mag bu leen jox loxo. na leen dand di waxtaan ak ñoom di leen ñuy raxas seen loxo mag ñi di bàyyi seen loxo yi ñuy laal seen kanam ak seen bët seen bakkan ak seen gémmiñ. di raxas seen loxo ba mu set bu ñu waree génn mënoo ñu dem seet seen docteur sol seen masque. jaar foo xam ne du bëri nit. bañ a dugg ci transport en commun dafa fees dell bu ñu mënee jël ñu jël seen taxi ubbi aéré ko. taxi bi yenn saa yi taxi bi dana cher mais kooku aussi il faut que gouvernement bi dimbale nit ñi ci aéré mais yaakaar naa ne lu ñu aéré bu solee masque masque bi day aar. masque bi day aar wàññi na risque bi masque bi gaaw wàññi risque bi ñaari nit ñu dendoo sol seen masque bi risque bi presque zéro la donc c'est important nit ñi sol seen masque mais. loolu daal lu am solo loo xam ne lu ñu mot a bàyyi xel la ki nga xam ne nag moom dafa poser question ci naka lañ mën a aaree boppam ba nekk mag mu am ñam mag mu dëgër waaw loolu aussi ay ca prof kon dañuy téye noonu ànd ak ministère de la santé. 2020 le ministère de la santé et de l'action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 930 tests réalisés, 73 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,84%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 68 contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Grand Médine 1, Dakar Faidherbe 1, Yoff 1 et Touba 2. 57 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 2617 cas ont été déclarés positifs, dont 1133 guéris, 30 décédés et donc 1453 sous traitement. Le Sénégal vient d'enregistrer 2 nouveaux décès liés au Covid-19, ce qui porte à 30 le nombre total de décès liés à l'épidémie. Le premier est un patient âgé de 73 ans et résident à Grand Yoff. Il est décédé le lundi 18 mai 2020 à 20h au centre de santé Nabil Choucair. Le second est un patient âgé de 86 ans, résident à Dakar. Il est décédé le 16 mai 2020 dans une structure de santé privée de la place. Le résultat de l'examen effectué sur la victime est revenu positif. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles attristées et exhorte au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. asalaamaaleykum askan wi ñu jottali leen lim bi ñu am ci mbas mi ñuy wax Covid-19 fii ci Sénégal ci talaata tey bi fukki fan ak juróom-ñeent ci mois de mai 2020 jot nañu yi résultat ci juróom-ñeenti téeméer ak fanweer test yi nga xam ne réalisé nañ ko juróom-ñaar fukk ak ñett dellusi nañ am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-benn fukk ak juróom-ñett nekk nañu contact mooy yi nga xamante ne ñoom la suñu bërëb liggéeyukaay yi di topp te di leen saytu juróom ñoom moom la ñuy wax cas communautaire nekk ci bërëb yi Grand Médine ci Dakar fii am na benn Dakar Faidherbe am na benn Yoff fii tamit ci Dakar am na benn fële ca Touba am na ñaar juróom fukk ak juróom-ñaari patient mooy ñi nga xamante ne tëdd nañu ci hôpital saytu nañ leen seen wér-gu-yaram amatul benn doomu jàngoro wër nañu juróom-ñeenti cas grave nag ñu ngi ci suñu bërëb yi ñuy wax SOWETAS mooy service réanimation ñi nga xam ne ñoo ci des tëdd ca lalu hôpital yi ñu ngi ànd ak tan ci bésu tey bi mbas mi dalee dugg Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci 2 junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñaari cas yi nga xamante ne ànd nañu ak doomu jàngoro ji ci yooyu junni ak téeméer ak fanweer ak ñett wër nañu fanweer génn nañ ci àddina ci lalu hôpital yi tëdd tey jii ñu leen di faj ci ay doomu aadama ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett Sénégal nag suñu dëkk mu ngi am nakar ak tiis
di wax ne amaat na ñaari doomam yoo xam ne génn nañu àddina benn bi moom mu ngi toll ci juróom fukki at ak ñett mu ngi dëkkoon fee ca Grand Yoff génn àddina démb di altine di fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 bi nga xamante ne 20h mooy 8h ci ngoon jot na fële ca centre de santé Nabil Choucair ca côté Padois. keneen ki tamit moom mu ngi am juróom-ñetti fukki at ak juróom-benn mu ngi dëkk fii ci Dakar làkku na bi nga xamante ne mooy bésu fukki fan ak juróom-benn ci mois de mai moom nag ci li ñuy wax structure privée fa la làkkoo fa la génnee àddina. ñoom ñëpp bi ñu leen seetee gis na ne dañu àndoon ak doomu jàngoro ji ñuy wax Covid-19 ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaar seeni mbokk mu ngi jaar askan wi di ñaan ñoom ñaar ñëpp yal na leen yàlla xare àjjana di dooleet itam di fàttali di ñaax askan wi ne leen bu ñu tàggoog digtal yi nga xamante ne jox nañ leen ko ngir mbas mi mun a génn ci Sénégal ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaam. jërëjëf kon docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice de la santé ci point du jour professeur Koumé dégg nga ko léegi encore yeneen ñaari décès ci li ñuy waxtaane tey 86 ans juróom-ñett fukki at ak juróom-benn keneen ki toll yi juróom-ñaar fukki at ak ñett mu mel ni lim bi mi ngi gën rek di dem. waaw mi ngi gën di dem maa ngi jaajëfal docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye xam nga toujours boo déggee koo xam ne. yéen a bokkoon promotion yéen a jàngoonoo ba yegg si da lay fàttali lu bëri lingeer la quoi jàmbaar la vraiment moo tax ma gën a sóobu ci gën koo jàppale sax ci te fu nekk nii am na liggéey bu am solo bu ñuy def man ak moom fi nekk nii pour gën a mën a jàppale centre de santé ñu faj ci tàggat leen pour ñu gën a faj mag ñi parce que loolu aussi lu am solo la waaw mbir mi moom daanaka boo ko seetloo mi ngi xaw a wàcc parce que tey ñu ngi ci 7,4% fan yii la yëpp ñu ngi woon ci ay 10% 11% 10% mais bërki démb ak tey. waaw xaw na yëgaat tuuti. mais je pense que en tout cas la courbe daal nañu am yaakaar daal. mel ne luy wàcc 930 tests 73 positifs. 7,84 taux de positivité. et puis ba pare 68 contacts 5 communautaires. et puis guérison yaa ngi yokk. waaw mais. ba tey ñu ngi ak 9 cas graves. 9 cas graves. waaw man su ma déggee grave rek sama xel. non mais 9 cas graves moom mënul ñàkk. parce que y a toujours 5% de cas critiques systématiquement partout dans le monde il y a 5% de cas critiques il y a 80% yoo xam ne c'est des cas asymptomatiques 15% de cas graves et 5% de cas critiques mooy ñi nekk réanimation 2% de mortalité pour 3%. te ñun Sénégal mais ñun ba léegi. critique mooy nekk réanimation. grave fu muy ne. grave moom mooy ñi ñu hospitalisé ñi nga xam ne ñoom dañuy sax oxygène dañu am problème pour noyyi ñi nga fatt yooyu ñooñu ñooñu en général mën nañu nekk diggante service hospitalier ak réanimation ñooñu xam ne ñoo nar a dugg réanimation mais très souvent. bu ñu leen gàttandoo souvent aussi mën nañu dem mën nañu wér. d'accord waaw mais boo ko seetloo. nombre de cas guéris yi ñu ngi yokk mais ba tey mag ñaa ngi gaañu. waaw tey yokk nañ encore donc pourcentage mën naa wax ne que presque 80% ñi faatu ay mag lañ. yokk na ko sax. donc sànq ñu ngi woon ci 70. non parce que. ba démb ñu ngi woon ci 70 donc tey. parce que fanweer yi. waaw donc c'est le ñi ci ndaw. kenn ko am 37 ans la kenn ko am 45 ans kenn ko am 50 ans kenn ko am 58 ans. parce que lañu à peu près le reste lépp le reste ay mag. 30 yëpp donc ça veut dire que ba pare ñi ci bëri dañuy ñëw ñu testé leen fekk laata ñuy def dara ñu fekk ñu gaañu donc feebar bi ci seen kër la leen di ëppee doole. damay ñaax nit ñi que ne feebar bi ni muy feeñee ci mag. dafa bokkul ak ni muy feeñee ci xale. naam ñoo bokk nu ñu manifesté woo. mais dafa am li ñu naan les manifestations atypiques noo xam ne mën na feeñ ci mag une semaine avant muy am température une semaine avant muy ay saxaat. yooyu yan mandarga ñetti mandarga la. waaw mag muy gëlëm la confusion. mag mu toog ba sàgg rek commencé xamul fu mu nekk di wax ay wax yu kenn xamul. di délirer di naxas ak. mën na ko jànnaxe waaw la confusion mentale kooku syndrome gériatrique. beneen bi mooy mag muy jóg di daanu
dara fakkasulu ko dana moom xam muy jóg di daanu. ak biir buy daw. ah bon waaw kooku suñu beneen naataangoo bu tudd professeur Hubert Blin professeur Hubert Blin en France. waaw moom moo ko gëstu ci benn établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. lan moo tax ñoom seen i bos di doore nii. mais parce que mag yaramam dëgërul. xam nga cerveau yuuru mag dafa am ay ferñeent yu nekk yoo xam dafay wàññeeku. muy woy li ñuy waxee acétylcholine moom mooy yore xel mi ak mémoire. loolu bu wàññeekoo bu fekkee ne feebar bi dafa doomu jàngoro dafa dugg ci biir di dugg cellule yi parce que doomu jàngoro yi ci endothélium bi lay dugg bu demee ba commencé dugg ci cellule bi cerveau bi manqué yuur gi bu manqué oxygène. xam nga ndaw bu manqué oxygène mën na dëgër mais mag bu manqué oxygène dafay janaxe. d'accord. du xamante fu mu nekk donc il faut ñuy bàyyi xel mag ñi il faut ñu leen di aar naam il faut ñu leen di aar. mais il faut ñu leen di bàyyi xel. bu ñu xaar est-ce que ñetti signes atypiques yi nga wax ñu ngi koy observer fii Sénégal. non naka lañ ko observer naka lañ ko observer les gens ils viennent souvent trop tard parce que ñii la plupart. mais am na wàññi naa ci presque juróom-ñaar yoo xam ne mais ñii dañu décédé seen kër la ñu gaañu boo xoolee que Thiès que Ziguinchor que Louga kii dafa dem ba ci buntu hôpital mu gaañu kii Touba dafa dem ba ci buntu hôpital mu gaañu ñii dañu yegg si ñu gaañu ñu testé la ñu positif. donc ça veut dire que dañu dul bàyyi xel mag ñi ci kër yi booy heuree mag ci kër da nga koy bàyyi xel feebar bi du feebaru xale feebaru mag la. parce que lu suñu wërsëg en Sénégal mooy ndawaayu population. parce que boo ko seetloo population jeune boo ko seetloo téeméer bu ne presque juróom-ñaar fukki 10% yi. boo demee en France c'est l'inverse en Italie c'est l'inverse. téeméer boo jël fanweer yi. ay mag lañu mais moo tax. seen bilan gën a métti. waaw parce que foofu ña fa gaañu aussi ñëpp 85% yi ay mag lañu. am na sànq ko doon laajte ki woote woon Géejawaay wax ci nu ñuy waajale mag. waaw mbas yi ban la dal mais également ci ban âge la ñuy xas a wax que ni yow personne âgée nga. waaw mag ci bu ñu tënkoo ci kuréel ndaw yi nga xam ne ñooy saytu wér-gu-yaram askan muy AMS mag mooy ku am juróom benn fukki at ak juróom. 65 ans waaw mais. Sénégal nañ ko wàccee ba juróom benn fukk ak Union africaine pour bañ a segg mag ñi ci politique yi ñu tëral pour bañ a segg ñooñu ci politique yi ñu tëral ci mag ñi. fii Sénégal 60 ans la ñu démarré mais ñun suñu wàllu ci OMS 65 ans la mais feebaru mag dëgg mi ngi tàmbalee juróom-ñaari fukk at. comme am na ñetti façon mag. waaw mag mi nga màggataay bu normal. nga xam ne day mun naa jëm mag du feebar dem ba fay. waaw ñu naan kii dafa jeex day graduel daal maanaam. waaw ñu naan kii dafa jeex dem na ba te kooku yaakaar dundu askan bi aussi mënuñu passé téeméeri at ak fukk. mais am na beneen façon màggataay boo xam ne mooy mag mu nasax mooy la personne âgée fragile koo xam ne da nga koy xool feebarul amul tension amul diabète amul dara waaye dafa nasax boo ko xoolee ci ni muy doxee. buy waaxu. man bala moo def benn mètre yow mën nga dem géejuwaay ñëwaat fekk muy def ñaari mètre am. kooku nasax na. waaw ni ñu xamee mag mu nasax mooy ay tànkam barul. bu la nuyoo da ngay gis ni loxo bi dafa frêle. dox ba day yéex. kooku nag boo ko lañ bëtee ba ca biir organes yëpp gàddaam yëpp dañoo néew doole lu dugg ci moom da koy ëpp doole. dana ko gaaw a tëral da koy gaaw a tëral. waaw ci loolu nag am na mag mu dëgër moomu nag. mooy mag nga xam ne day gën di jëm di mag di gën di waxambaane. day gën di jëm mag di gën di waxambaane. mag moomu seetlu nañ ci koo xam ne dafay mag moo xam ne dafay maanaam mi ngi yàlla bàyyi ko ci wërsëg ci wàllu wërsëg. ba pare dafay mag moo xam ne aussi mi ngi dugg ci mi ngi dem di dikk ci nit ñi. tey dafay mag moo xam ne dundam dafa sell. mooy te ba mu nekkee ndaw comme ni ko kii laajtee wala. lu mu waajal la ba mu nekkee jeune. noonu mi ngi ci ndaw mais li mu waajal pour mu nekkee jeune. mooy
tàggat yaram. tàggat yaram lu mu bon ci ayubés yi ñeent yoon ci wala juróom yoon ci ayubés bi nga tàggat sa yaram. lu mu néew ne mu fan nekk fanweeri simili wala ak lu topp. waaw. di lekk gu sell mu bañ a bëri xorom bañ a bëri suukar. bañ a niin muy bëri ay légumes bëri ay fruits. tux bu bëri baaxul sàngara baaxul ci loolu lu ñu yemale la tux moom moo gën a bon. ba pare nag aussi ngay nekk nit koo xam ne aussi da ngay dugg ci loo xam ne mën nga cee génn. wax loo xam def loo xam bu tëddee nelaw wàññi stress bi. tey naan ndox lu am solo la waaw naan ndox moom jërëjëf lu am solo la. parce que ndox moom ci la lépp nekk. ci la lépp nekk ak lekk gu sell. moo téye mooy ba socle bi pratiquement moo téye mag. lekk gu sell naan ndox tàggat yaram. moytu garab yu bëri loolu moom mooy tax nit ki am dundin mu sell. d'accord El Hadj Touré am na benn laajam bu des ci contamination agent de santé yi ni ñu koy waxee mu ne li ko jaaxal mooy xanaa amuñu ay jumtuwaay pour protéger seen. waaw loolu moom problème boo xam ne lottu naa ji di ko waxtaanee fii parce que loolu débat la boo xam ne bëgguma ci xuus. waaw parce que il faut mettre en mal personne dans cette affaire là mais li ñu xam daal mooy que agent de santé yi. waaw ay nit lañ comme ñun. feebar bi ñëpp la bett. ku mu fekk bu nga bett la ak say habitude aussi dalay bett ak say habitude. agent de santé yu bëri feebar bi nit ki ñëw xam nga nit ki ñëw ci yow mënoo xam ndax feebar la. déedéet. bu fekkoon ne nit ku ñëw rek ñu moytu ko du baax c'est pas pour rien que ñu ne c'est un métier à risque. c'est pas pour rien que ñu fay indemnité de risque. nit ki buy ñëw da ngay rafet njort ko ne dafa feebar doo jël sa ay jumtu da ngay jël sa matukaay mais bu lay wàll ça fait partie du risque. suñu métier bi métier risque la mi ngi mel ne soldat lu tax ñu ne mi ngi mel rek nga ne lu tax soldat bi dem guerre yi. waaw lu tax nga dem soldat bi dem guerre yi dee fa mais parce que soldat bi bu demee guerre yi mën na dee sapeur pompier bi bu demee di sauver lakk mën na fa gi mais ñun médecins yi ñun waa kër docteur yi. bu ñu sauver ay malade aussi malade dañuy wàll. ku ne ak risque bi nga moom waaw ñu ngi def lu ñu mën nag mais le risque zéro n'existe pas. d'accord kon ñu ubbiwaat antenne bi tuuti Pape Lay ci 33 825 18 30 ànd ak professeur Mamadou Koumbe ñu xool ki ci topp asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. sëriñ bi na nga def. ndeyk rajo na nga def. ñu ngi sant bu baax fooy wootee. maa la woowee Mbour Xaasim Touré Mbour. Xaasim Touré Mbour. waaw. tey nag dañu ma rajo amul rajo moo déglu parce que dama rajo tamit lan la. waaw personne âgée ak Covid 19. waaw. waaw dafa mel ni waaw Aïcha ñu ngi déglu. maanaam Covid 19 bi wax ni dafa am benn góor gu moo faatu tey. benn góor waaw. léegi ñu ne këram la faatoo. benn. góor gu faatu. waaw. léegi bañ defee test ñu ne dafa yoroon feebar bi. léegi damay laajte léegi maam comme mu ne ko moom kan la ko wàll ak moo ko fa wàll ak ni nga xam ne léegi dafa yoroon feebar bi. d'accord. waaw. jërëjëf Xaasim Touré doon woote Mbour defe naa la wax ci 33 825 18 30 ñu xool ki ci topp ak professeur Mamadou Koumbe di gériatre gérontologue chef service gériatrie bu hôpital bu Fann di itam enseignant chercheur ci faculté médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar asalaamaaleykum. asalaam Adjaratou Ndeye Khady Diop. waaw sëriñ bi na nga def. sant bu wér Barka Diop Sarr 93.2. Barka Diop Sarr ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ziar di ziar sa invité Ndeye Khady. ñi ngi lay dellu ziar. yow moom suñu santé moom da nga koy saytu ba suñu karaw sax da nga koy saytu di ñu wax lu ñuy def suñu karaw. di ñu xoolal suñu mburu vraiment Sud FM ñeen mënuñu leen a fay quoi. merci beaucoup ñu leen di remercier vraiment. jërëjëf. di remercier seen régisseur. merci. mais man sa invité dama ko bëggoon a laaj mag ñi. comme dañuy dëkk ak ñun ak famille bi. ndax ñoom waruñoo am régime spécial boo xam ne ñoom moom lañu war a lekk mag
te teg si mag ñi est-ce que duñ leen di dimbali comme dañuy dëkk ak ñoom duñu soxla ay massage ak yooyu te mu waxal ma daal mag dëgg lan la soxla si bu tollee si yenn âge yi quoi lekkam. D'accord. Merci Ndeye Khady jërëjëf. Merci beaucoup Barke Diop Sarr 33 825 18 30 ñu seet keneen ak préoccupation am asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. soxna Ndeye Khady. kay Ibou Ngone Mbengue yëmbal. Ibou Ngone ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di rafetlu émission bu baax a baax. merci beaucoup. di leen jaajëfal. jërëjëf. maa ngi doon laaj docteur. waaw. comme ni ñuy wax personne âgée yi. bu ñu duggee seen 3e âge. maanaam dañu commencé di wéré di boole ko xaw a naqari deret tuuti. maa ngi jégalu ci kàddu googu sax. ba pare seen lu mel ni seen gis wàññeeku seen tànk yeeg yu mel noonu quoi. waaw te dama daan dégg ñu naan boo amee ay 40 ans wala 45 ans da ngay nekk si diggu doole. te léegi nit ñi bu ñu tolloo foofu rek dañuy xaw a ànd ak ay wéré di yaram. bu ko defee maa ngi rafetlu jotaay bu baax a baax di nuyu ay boobu jàlloo ak waa soppe si defee yëpp. merci beaucoup. jërëjëf Ibou Ngone Mbengue 33 825 18 30 ñu xool ki ci topp kan la ak laajam asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ bi na nga def. waaw ñu leen di ziare. ñu ngi delloo ziar fa wote. maa ngi wote Tëngéej ko. waaw baal ñu nga fay sa rajo wala nga wàññi ko ndax ñu mun déggante bu baax. d'accord. Aïcha ñu ngi lay déglu. voilà ñu ngi leen di ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar sëriñ bi. voilà bon man damay rafetlu waat émission yi comme toujours rek comme ñëpp. merci. voilà xam nga docteur bi dégg naa ko wax ne par exemple mag ñi nañ leen di toppatoo. ak aussi ñu leen di bàyyi xel quoi. parce que boo xoolee ñi ci kër yi ñoom amuñu benn notion ci affaire kër yi mais d'habitude dafa toppatoo bi ci structure sanitaire yi ci foofu la ñu war a gën a bàyyi xel mag ñi. yóbbu fa ay nit ñi nga xam ne am nañ xam-xam par exemple comme bu ñëwoon département bu nekk hôpital bu fa nekk am na benn ziar moi dina permettre médecins yi fa nekk nga xam ne ci ziar bi am na vraiment notion ci naka la ñu lijjanti affaire mag bon mais li jëpp boo jox ay journalistes ngay fekk wala agent infirmier ñoom ngay ñëkk a fekk en première ligne mais ñu fekk amuñ benn notion aussi ci affaire psychiatrie je pense ça pose problème bon beneen affaire bi mooy que ne parce que comme ñu si problème yëpp à chaque fois lekk bi la bon mag nag moo war a teg boppam moytu suukar su bari moytu xorom su bari moytu diwlin bon dem régulièrement par man chaque mois damay dem benn ci infirmerie bi nekk à côté chaque mois da la fay jël sama tension jël sama taux glycémique jël sama poids bon jëlal ma pour bi température yëpp dama ko jël ndax jël benn petit carnet def ko ci chaque mois du ma sëbee mais je me suis rendu compte que ne bon bi fi soxna bi di Cheikh joxe ay recettes maa ngi koy nuyoo passage parce que man dama koy suivre chaque ci chronique bi bon ci laa ba wàññi suukar yooyu mais ci laa jëlee sama poids 92 de 85 kilos depuis loolu ça fait quelques mois 85 kilos yi fa laa nekk bon 60 ans la am bon maa ngi am tension ay 13,7 ren naa leen en 14 le 13,7 daal moom ci li may am. taux glycémique ay 0,80 yaa ngi nekk wala 0,70 poids bi 85 kilos donc 1m87 yooyu ab di tàggat sama yaram tuuti quoi. bon di bàyyi sama xel du ma lekk diwlin du ma lekk xorom du ma lekk suukar bon sama émission dañ ma wax yow suukar su bari si ngay bàyyi est-ce que du la gaañ mais non maa ngi koy bàyyi xel. donc mag daal ci ma ci gàttal daal mag ñi tamit nañu vraiment fexe daal di gën a gëstu seen affaire bon di bañ a topp togg yi ñu toog ci kër yi daal loolu daal maa ngi ci ñaan daal di leen sant leen gërëm te yàlla comme suñu problème affaire lekk yi la da la ñu bàyyi xel di ñu invité aussi ku mel ni soxna duñu seet rek au moins dañ ñëw par weer comme ça ñu rek la problème lekk bi quoi incha allah maa ngi di gërëm di leen sant wasalaam merci beaucoup Tëngéej la ñu doon woowee ñu xool ki ci topp Pape Lay ci 33 825 18 30 ak professeur Mamadou Koumé gériatre gérontologue enseignant chercheur à faculté médecine du chef service gériatrie bu hôpital bu Fann
bokk ci comité bi toppatoo wàllu Covid 19 fii ci Sénégal tey ñu ngi ci jàngoro ji ni mu sonalee personnes âgées yi ci bilan bi gis nañ tey ji am na ñaar ñeneen ñu faatu mu di fanweeri nit yoo xamante ne faatu nañu bi coronavirus bi duggee ci Sénégal ak léegi ñi ci ëpp nag di ay mag ñu xool ki ci topp asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. waaye maa ngi fi rek alhamdulilah. foo ñuy woowee. maa ngi lay woowee. yaa ngi ñuy woowee. Golf Sud. waaw baal ñu nga gën a yëkkati sa kàddu tuuti. waaw golf laay wootee Golf Sud. d'accord ayca bisimilah ñu ngi leen dégg. waaw merci beaucoup je vous remercie Ndeye Khady. liggéey bi rafet na di nuyu en même temps le professeur Koumé. sama jabar jéem na ko woo ba sonn mais mënu ko jot finalement dafa dugg ci douche bi. parce que je peux dire que professeur Koumé mooy premier médecin bu ko opéré vers les années je pense 91 92 93 yooyu yàgg na quoi moo amoon ab problème mu clavicule. alors mu nekkoon xaritam nag ñuy jokkoo même bi mu nekkee fële sax ci mag ñi fële ci bees am na ñoo di ko seet ba jël ko dossier dañ ko ñaanal vraiment di wax professeur bu baax la parce que il est calme xam ni muy waxee am comportement avec client mi nga am professeur moom bëggoon naa ko parce que ñaan yi mu ko ñaanaloon dal na ko ñaanal naa ko ni ko yàlla nga nekk professeur yàlla nga dem ba Sénégal gépp dégg la ba àdduna dégg la kon ñaan ji mi ngi ñëw loolu ci baaxayam la quoi. man ma question bi ma doon laaj mooy cas communautaire yi quoi. léegi cas communautaire yi man li ma ci jaaxal. waaw damay laaj est-ce que communautaire day li nga xam ni dafa am ko amoon feebar bi léegi bu ñu jëlee ñi nga xam ni ñoom la dëkkandool mu am ku ci rëcc jëluñu ko maanaam mu rëcc dem feneen fekk moom foofu la ko jëlee en réalité mu rëcc dem feneen nag wàllu ko ñeneen est-ce que loolu mooy communautaire bi wala communautaire bi dafa nekk ci air bi wala ci booy dem sport mën na la laal wala mën na la dugg ci yow wala loolu daal laa doon laaj précision boobu quoi. waaw loolu laa doon laaj vraiment madame nag mi ngi nuyu comme professeur Koumé bu baax nee na bëggoon na jot numéro parce que mooy premier médecin bi nga xam ni vraiment moo ko opéré yàgg na nag boobu léegi ba taawam sëy na waaw. d'accord. voilà merci beaucoup merci beaucoup sëriñ bi Ousseynou Diop laa tudd. Ousseynou Diop d'accord. jërëjëf Ousseynou Diop doon wootee Golf Sud suñu jëlee kenn ñu taxawaat encore Pape Lay daal di bàyyi professeur mu tontu asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi na nga def. soxna si ñu ngi sant bu baax ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi leen delloo ziar. di leen balu àq te di leen masawu coono maa ngi lay woowee Dakar maa ngi tudd Mamadou Kébé. Mamadou Kébé Dakar. waaw di fidèle auditeur ci Sud FM. d'accord. di ziar professeur bu baax a baax di ko ñaanal yàlla. amiin amiin. yàlla leen yàlla kattanal jox leen doole ju mat sëkk ba lii dugg ci dëkk bi ñu xeex ko jàmm ba mu génn fii. allahumma amiin. ndax fi mu ne nii kulwee na activité yëpp dara mënul dox. mais man damay axé sama intervention ci problème communication bi jëm ci wàllu Covid 19 bi man je vois que ñun Sénégalais lambda yi nga xamante ne ni ñu ngi déglu information yi man je vois que y a une assez mauvaise gestion de la communication parce que lu ci nekk da nga koy dégg ci communication bi ngay dégg parce que man damay gis ni par exemple dañ ne masque yi ñuy tàkk peut-être daf ñuy permettre ba nga xamante ne ni au moins dana mën a baari virus bi ci loolu la ñu wax. façon masque bu nekk rek am na fi mais ñun xamuñu ban moo baax l'essentiel ñun nañ tàkk rek mais est-ce que tey jii par exemple man miy génn sama kër comme virus bi mën naa ñëw masque bi baare ko est-ce que virus bi mënul nekk ci samay yére ma duggaale ak moom sama kër parce que dama gis bataay yi nit ñi par exemple bu ñuy tàkk masque yi nga xamante ni moom la ñuy tàkk ñu xaw ma masque chirurgical lañ ko tuddee xaw ma am na masque tissu yoo xamante ni wóoruñu ba xam mën naa téye virus bi bu fekkente ne masque bi tag na ci virus bi kon cela veut dire que yére bi tamit mën na cee impacté est-ce que yooyu yëpp du maanaam du jafe-jafe daal. beneen bi topp mooy damay jéem a gàttal tuuti rejoindre cas bi waa ji wax ni cas communautaire yi est-ce que ñu dem ba finalement cas communautaire yi mujjee nekk ay cas contact parce que bu fekkee kenn dafa dugg dañ ko jëlee par exemple géejawaay mu wàll ay nit ñu jël ñooñu contact yooyu yóbbu leen dama yaakaar ne est-ce que kon dootul nekkati en général cas contact au lieu de communautaire maa ngi leen di leen ziar di leen ñaan yàlla bu baax a baax di kontaan ci émission bi soxna Ndeye Khady jërëjëf. jërëjëf allahumma amin dañuy taxaw kon daal di tontu daanaka fanweeri simili wala lu ko yées moo ñu daal di dese ñu ngi ànd kon ak ki nga xamante ne moom mooy Xaasim Touré defe naa ci moom la ñu njëkkee woon deuxième liste bi. mu wax ci décès à domicile benn góor gu faatule foofu ci Mbour nee na bi ñu ko testé ñu gis ne mi ngi ak jàngoro ji léegi moom li mu bëgg a xam nee na pa boobu nga xamante ne faatu na ci këram te ñu ne mi ngi woon ak jàngoro ji
ndax dañ koo wàll ña mu dëkkaloon ndax moom moo leen wàll contamination ba daal ci biir kër ga moom la bëgg moom xam naka lay demee professeur leneen li muy waaw kon ci loolu lay laaj li ci topp Barka Diop Sarr la. waaw Xaasim Touré dafa laaj loolu laal bu mu laaj bu am solo la mooy li ñu wax rek mag mu ñu fekk këram mu faatu. ñu saytu ko muy ñu gis coronavirus ndax coronavirus wala du waaw naam coronavirus la mais am na leneen lu nekk ci biir loo xam ne wax nañ ko ci njëlbeen nga war nañ ko gën a mën a saytu parce que feebar mag day bëri feebar. kan moo ko wàll ak ku mu wàll loolu je pense que du sama liggéey du lu ñu tontu fii loolu liggéeyu district bi la. district sanitaire de Mbour parce que aussi ku ci ne aussi da ngay cër bi nga moom da nga ciy yem bàyyee ñeneen li ñu moom. ñoom bu amee benn cas CNG bi taxawal na ay procédures yu leer naññi yoo xam ne dañ ko woy ay investigation dinañu def investigation bu xool moom buñ ko enquêté ci ay déplacement am ci yenn fan yi dañu xam exactement fan la ko mën a jëlee ak ñan la laal. mooy cas contact yi ak yi nga xam ne moom la ñu surveiller loolu moom je pense que. district bi moo koy liggéey parce que ñoom ñoo xam. Fonctionnement seen zone boobu. d'accord Barka Diop Sarr nee na personne âgée boo xamante ne mi ngi ci biir famille am ndax dafa war a am régime spécial ci wàllu lekk gi de manière générale aussi lan la personne âgée soxla professeur. waaw lu am solo la je pense que li mu soxla d'abord mooy mag dañ koy bàyyi xel. mag ku ko am dañ koy bàyyi xel. boo yeewoo nga laaj ko seet nu mu fanaanee. seet ndax amul coppeeku da nga koy bàyyi xel da nga koy nemmeeku. di ko observer. mag boo ko yoree da ngay am seetlu. bëri naa am naa consultation yu bëri yoo xam ne mag dañ may indil parce que seen njaboot dañoo am seetlu waaye njaboot goo xam loo seetlu xamoo papa fanaan na xamoo nu papa fanaane xamoo nu yaay fanaane. lu la ci dal yaa ko teg sa bopp. yaa ko teg sa bopp xamoon ndax ni mu doon doxee tey noonu la doon doxee. xamoon ndax ni mu doon doxee ndax ni muy waxee tey ndax noonu waxee. est-ce que xelam mi ngi fii. est-ce que loxo bi mi ngi yëkkatiwu est-ce que mi ngi wax est-ce que waxam leer na est-ce que li mu waxam yenu na maanaa yooyu yëpp ndax añ na wala reer na loolu d'abord moo njëkk loolu la ñu wax ak njaboot gi ba pare ñi ngi xare ak ay xale pour di jéem a seet naka lañ mën a fekkee mag ñi ci kër gi parce que fi ñu toll nii ni ñu mën a dimbale mag ñi mooy développer un système un dispositif de soins à domicile. il faut ci contexte Covid bi nii. contexte Covid bi ñu nekk nii parce que comme mag ñi dañoo ragal dem hôpital. il faut ñu développer un système di fekk mag ñi seen kër yi te système boobu je crois que dinaa ci gën a waxtaan ak Marie Khemesse Ngom Ndiaye ñu yeggoo ko ministre de la santé déjà am na ay xale yoo xam ne tàggat naa lañ ba ñu ngi koy def waa kër mag Madji Pulo Sow ñu ngi organiser wu ci district yi nga xam ne ñu ngi leen di faj. ñu jël seen oto fekki mag ñi seen kër. waxtaan ak bàjjuñu gox yi ñu repérer parce que fi mu nekk nii dëkk boo dem gox boo dem boo waxtaanee ak bàjjenu gox boo waxtaanee ak chef de quartier bi wala imam ya boo lay imam ya dana la wax mag ñi fu ñu nekk ak nu ñu demee dañu leen mën a saytu ñu jox leen ay fiche ñu dem mag mu nekk ñu remplir fiche bi xool atam ban feebar la am kan mooy médecin ak yan garab doon jël ndax mi ngi koy jël ba léegi loolu rek bu ñu ko defee mën nañu wàññi cas yi ñuy fekkee mag ñu dee seen kër parce que seen tableau dootul aggravé wu ñu gàttandu ko parce que feebar bi da nga koy gàttandu fekk leen seen kër jox leen seen garab ñu nekk ci jàmm bu loolu weesoo nag mag mi nga xam ne dara jotu ko ak mi nga xam ne dafa feebar aussi dañ ko war di toppatoo moo tax laaju Barka Diop bi laaj bu am solo la parce que régime spécial parce que mag dafay soxla naan te du mar dafay soxla lekk te du xiif loolu mooy caractéristique wu mag. ak la adapté que na biir gémmiñ gi mel. ak ba pare gémmiñ day soof. waaw loo ko tegal mënu saful yokk mu wëlbatiku ba xaar yëpp mu sàcc yokk xorom. pour mu saf. waaw alors que xorom bi day yéege tension bi te am nañ leneen lu ñu mën a sàppali ñam wi ba mu saf te du nekk xorom loolu lépp loolu lu mat a bàyyi xel la donc mag moom nañu toppatoo naan gi nay naan. naan lu am solo la. bu fekkee ne dafa ne du ma naan parce que damay saw damay gaanuwaay lu bëri nañ ko yóbbu ci urologue ba urologue feebar la yoo xam ne léegi garab yaa ngi jaay ci centre de santé yi dañ koy faj muy naan di gaanuwaay normalement lekk gi dafa am solo lekk mag bokkul xale mën na tim léegi boolu ceeb lekk ko ba mu jeex wala mu tim benn pooju xar lekk ko ba mu jeex mag mënu ko nag donte ne mook xale ñoo bokk lu ñu soxla
ci ferñeent. ñoo bokk besoin. Ils ont les mêmes besoins 2500 calories par jour la ñu soxla bu fekkee jamono feebar la sax wala bu fekkee jamono tàggat yaram la mag mooy gën a soxla ndaw. bu fekkee ne ferñeent bu ñu woowee protéine la bu ndaw soxlaa 1 gramme par kilo mag mi nga soxla 1 gramme ak genn wàll par kilo. day far augmenté. te ni ko xale bi mën a tiimee lekk mag mu ko donc ni ñu ko mën a contourner. mooy mag da ngay yokk lekkam enrichir ko ba pare fragmenté ko maanaam bu fekkee ne mënoo ko jox 2400 calories ci benn ci ñett ci ndekki añ reer da nga koy tas. ci ndekki añ ak reer naam mais njogonal. diggante ndekki ak añ. waaw 10 heures mu lekk dara diggante añ ak reer mu njogonal. ci noonu nga koy tasee te lekk bi. bu fekkee ne mu di ko lekk ndànk-ndànk à son rythme. te mag aussi booy lekk ak moom da ngay koy naxante. da ngay patient. parce que mag dafa gaaw a gedd. dafa mën nga ko wax lu ko naqari mu gedd. donc mag aussi vraiment li ñu naan mag buur la. da ngay naxanteeg moom du waaw da ngay naxanteeg moom parce que aussi ku ci ne rek war nga ko xool ci sa bopp. waaw que ëllëg di nga egg ci état boobu da ngay yegg sa bopp li ñu naan mag ku ko yoree ñu gërëm la wala ñu xalab la. donc vraiment métti na mag yore yeeg métti na parce que li naan coono bànneex la mais je pense que aussi il faut ñu góorgóorlu ci mag ñi. di leen jox ñuy lekk correctement di seen lekk lu mu bon bu dee ceeb war na am yàpp ñaari yoon ci bés bi. wala jën wala nen wala ginaar ñaari yoon ci bés minimum war na lekk fruit lu mu bon bu ñu xaar ba mag mi feebar ñu fekke ko hôpital ak fruit da nga koy fekk ci fruit day fekk mag ca kër ga du ko fekk hôpital bu fekkee hôpital soxlaatu ko ma ngi ko soxlaa ca kër ga muy naan régulièrement di lekk ay légumes bañ a di def comme ni waa ji Rufisque wax nay bañ lekk lu xorom bañ lu lekk lu am suukar tey tàggat yaram mag bi lu mu bon bu fekkee ne même dañ leen confiné dematu ci kër gi sax nañu tàggat seen yaram di doxantu nit mën nay wasafiti dox mën nay yore kurusam di dox di tàggat yaram parce que booy lekk di tàggat sa yaram bi ñam wi day gën a dugg sa yaram di gën a defar sa kaaraange yaram pour nga mën a feebar pour nga mën a daan corona. d'accord ñu ànd ak service commercial balaa ñu dellu si waat. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur. jërëjëf Val d'Afrique professeur ñu enchaîné ak Ibou Ngoné Mbengue nee na personnes âgées yi souvent dañuy naqari deret yenn saa yi ñoom problème mu bët mu xaw lëndëm problème mu dox bi itam day sooxe waaye mu ne li ñu fi wax yii nii yëpp yenn saa yi nga gis ko ci nit koo xamante ne mi ngi ci ñeent fukki atam ak juróom daanaka lu koy waxal. waaw nekk mag taxul feebar nekk ndaw aussi taxul a dëgër. lépp mi ngi aju ci question bi auditeur bi njëkkoon a posé. nit ki aussi boo nekkee amee 40 ans aussi toppatoo sa bopp aussi doo lekk gu sell doo tàggat sa yaram doo nelaw bu doy doo lekk correctement di lekk lu neex suukar di lekk xorom lu neexee je pense que lu mel ni aussi bu la dalee bu mu la bett. donc nit ki moom foog muy toppatoo boppam di tàggat yaramam di lekk gu sell di dund gu sell. pour mën ci loolu mag nag moom. kenn xamee wu ko naqaree dara mag mu naqaree dara rek dafa am lu ko naqari. mooy li ñu doon les syndromes gériatriques mag dana am lu ko naqari lu naqari ci xolam lool te du ko wax. mais da koy fësal ci ay ñàkkal ci ay bañ a lekk. da koy fësal ci bañ a jël garab da koy fësal ci toog du bokk ci dara. beru dépression mais loolu nag dafay loo xam ne aussi. bu jàkkaarloog médecin boo xam ne xam-xamam màcc na jëm ci kii dana ko mën a saytu. am nañu ay jumtuwaay yu ñu am yoo xam ne moom la ñuy évaluer la dépression ay laaj yu yomb la en 1 minute 2 minutes boo ko laaj da nga xam ndax maam mi dafa déprimé ou pas. bu amee dépression nag boo ko gëstoo da nga gis lan moo nekk ci lan moo ci lalu. nga jëm ko faj. Ousseynou Diop soxnaam nee na da nga ko opéré woon ci 1992. mu di la defal ñaan donc ñi ngi wax yàlla na ñaan yi nangu Golf Sud la wootee moom ak Mamadou Kébé Dakar dañu bokk ay laaj ci wàllu cas communautaire yi
nee na cas communautaire yi ndax ku réer la ku contaminé woon la rëcc réer wàll ñeneen wala cas communautaire day fekk virus bi nekk ci air bi keneen ki laajte ndax virus bi mën naa nekk ci kaw yére donte yaa ngi takk sa masque. waaw. et puis ban masque moo baax professeur. laaj yu am solo lañu laaj. cas communautaire moom lu leer la cas communautaire mooy ku feebar bi gane si te xamuñu fu mu ko jëlee. loolu mooy cas communautaire. cas importé moom waxatuñ ko mooy ñi nga xam ne dañ daan jógee bitim réew indi ko cas contact nag mooy ki nga xam ne dañ ko dafa jaxasoog dafa jaxasoog nit ku feebar. ñu koy suivre. waaw cas communautaire nag moo xam ne dafa feebar te kenn xamul. fu ko feebarul kii mais bu caagee ne daf ko laal ci air bi. air bi du véhiculer virus bi. sauf mu nekk diggante nit. ñaari nit ñoo xam ne dañoo jegeyoo lu dépassé wul mètre. bu ñu jegeyoo trop. bu ma saxatee postillon yi nga xam ne moom laay génne dana ko dal. mais bu passé 1,50 m virus bi dee na. virus bi mënul yàgg ci air. virus mënul nekk lu dul ci une surface immobile pas ci yére yu yëngutu parce que boo yëngutu day dem. day naaw wala mu wàcc day wàcc. mais virus bi daal dafay taaju dafay fu stable lay taaju. surface inerte. fu dul yëngu daal. maanaam nga saqat nga saqat. mu dem tafu fenn laal sa loxo yi ñëw jël benn bunt. nga laal ko. laal poignée bi bàyyi ko fa. waaw nga saqat mu dal ci table ji nga bàyyi ko. bàyyi ko fa bu keneen ñëwee toog ci table laal ko wala mu ñëw ci bunt bi laal ko mu kii ko loolu la. wala mu jël xaalis mu tax surface inerte boo xam ne bougé wul. mu jox ko donc boo ngeen seetloo Chine à un moment donné dañu génnewaat dañu changé waat tous les billets de banque. parce que. jottalante bi waaw jottalante bi donc cas yére moom gaa boo ñëwee sol sa yére war nga ko weer mu wow mais du càgg na yére dafay contact cas virus bi moom. foo xam ne du yëngutu surface inerte ci lay nekk moo xam ne carton la moo xam ne verre la bu dee carton verre nag mën na fa def waxtu mën na fa def ñaari waxtu comme mën na fa def bis. te du dem virus bu xaw a dëgër bopp la mais masque moom. masque yi ñu tàmm mooy masque chirurgicaux yi nga xam ne moom la ñu faral di utiliser mais OMS ak ministère de l'artisanat dañu labelliser masque yoo xam ne jox nañ ko tailleur yëpp xam nañu nu ñu defee masque. donc yaakaar naa ne amul benn tailleur bu fi fabriqué masque boo xam ne baaxul. donc wax nañ lañ ñoom xam nañu nu ñu tegee masque ak nañu lay tegee tissu ba boo ko seetloo sax boo seetlee masque bi boo saxatee wala nga ëf. dara du génn. boo jëlee sa masque nga sol ko taal sa sondeel. boo ëffee da nga seet ndax day fay wala du fay bu fayee na nga xam ne masque bi baaxul parce que boo saxatee ngelaw li dana génn. foofu nga koy natt. d'accord. waaw mais yaakaar mais cas communautaire daal moom mooy ku feebar bi dal te xamul foo ko jëlee te kuréelu ministère de la santé am nañu ay jumtuwaay yoo xam ne bu ñu amee cas communautaire bu ñu ko gëstoo danañ xam fu mu jógee. parce que lépp loo gis enquête la rek. d'accord waaw. personnes âgées yi nga xamante ni ñi ngi jàng xoji ndax gëstu ngeen ndax ay cas communautaire la ñu woon wala cas contact wala. ay cas suspect la ñu woon yoo xamante ne rek xëy na mais dañ leen di wàll dañuy toog seen kër ñu leen di wàll. ce sont des jeunes ñi ci bari ay contacts lañu. ce sont des cas contacts ay jeunes ay xale. ñoo leen di wàll mag ñi du ñu circuler xale yi ñooy dem ñëw fekk leen seen ko wàll leen. c'est des gens contaminés donc personnes âgées la ñu war a gën a aar parce que bu ñu nee. boo ko seetloo France. waaw France mesure confinement bi ci mag ñi lañ njëkk a tàmbalee avant ñu def confinement mag ñi lañ ay EHPAD aussi établissement hospitalier personnes âgées dépendantes lañ njëkk a tëj ne bu fa kenn dem. fii naam am na confinement ñu ngi déconfiné mais mag ñi lañ war a gën a aar parce que mag ñi lañuy mais est-ce que assouplissement bi jëm ci ubbite lieu de culte yi ndax xam nañ ni ñoom ñu ci bare danañu dem jumaa. waaw mais loolu nag moom mag ñi war nañu xam. parce que mag ñi ci bëri ñu suñu kilifa diine ñoom ñëpp ay mag lañu. suñu kilifa diine ñoom ñëpp ay mag lañu nañu xam ne feebar bi baaxul ci mag nañu aar seen bopp nañu sol seeni masque moytu na ko jaxasoo ba lii jóge fi ak jàmm. te it koor gi tàmbali woon naa waxoon naa ko
bu ngeen ko solo fin wu koor gi mag ñu bëri dañuy néew doole. dañuy loof. am na mag ñoo xam ne waruñu woor ngeen baal ma ci wax bi léeg-léeg nga gis ko xam ne dafa xaw a dëgër bopp da nga naan ko doo woor mu laxatu du woor parce que bu fekkee ne sa yaram nanguwul woor. mais yàlla dinañ wàcc na ko médecin yi wàcce nañ la ko gàddu nañ man am na sama benn mag bu ma woow man xam naa yaramam li mu attan ak li mu attanul. njaboot gu woo ma ne ma mais bi lii lay jàmbat la lay jàmbat ma téléphoné ko ma ne ko soxna si yaay diw munuma ma ne ko yow yaa ngi woor munuma ma ne ko ku la woorlu munuma naka ma ne ko bàyyil woor gi gàddu naa bàkkaar bi parce que yaa ngi am juróom-ñeent fukki at ak lu topp sa yaram attanul woor parce que boo wooree xaru la mais lan moo ñu wax ne que mag ñi gis ñi ñuy fekk seen kër ñu gaañu est-ce que duñu nekkoon ñuy woor ñu tere leen ko seen yaram attanu ko mais Covid bi bu ñëwee parce que affaire feebaru mag ñett la feebar bi premier étape bi mooy vieillissement bi. waaw vieillissement bi dafay loo xam ne dafay wàññi sa kii. leneen li ci topp mooy gàddaam yi dañuy wàññeeku ndabale du may leen tab tegale rek. bu jubee ndaba ci suuf la waaw gis nga bi ci suuf nag dafa xaw a yor boo ci tegee leneen luy coronavirus du ko attan day daanu. day màbb waaw. parce que feebar bi lu mu tuuti. bu wàññi gane see mag bu ñëwee ci mag bi bu fekkee xale mu dëgër da koy fes. mais bu dee mag da koy daaneel donc mag ñi nañu bàyyi seen xel que ne feebar bi ñoom la gën a yàpp ñu gën a respecter mesures barrières yi loolu am solo la. daanaka ñeenti simili moo ñu dese professeur yéen ñi di gériatre yi gérontologue bokk ci Covid commission yi nga xamante ne teg nañ ko ci Sénégal ngir fàggu jàngoro ji tey yéen su ngeen amoon lu ngeen di war a jubbantiwaat ci ni ñuy doxale xeex bi rawatina ci personnes âgées yi ci lan lay doon. pour gën leen a aar. wala stratégie bu ñu war a def. personnes âgées yi nañu gën a respecter les mesures barrières. ñoom ñoo ko war a gën a respecter. toog seen kër boo ñaax njaboot gi ñu bañ a wàll ñoom mën nañu dem di dikk waaye bu ñu nañu dànd mag ñi bu ñu leen nuyu nañu sol seen masque bu ñuy génn nañu raxas seen loxo fu ñu toll bu ñuy lekk bu ñuy jël def seen collier bu ñuy def nañu raxas seen loxo leneen li ci am solo nag. mooy fi ñu toll nii ñoom bu ñu feebaree nañ dem seet seen ay médecin ku ci toog aussi yore garab mu manqué nga ragal dem médecin yaakaar naa ne yow sa bopp man dinaa la jox numéro téléphone yoo xam ne ñoom dinañ la woo. ñu dem foofu ñu répertorier leen ñu fexe nu leen jàppalee fekk leen foofu jox leen seen garab mais leneen li ci toll aussi. mooy leneen li ci toll aussi. mooy structure de santé yi il faut gouvernement bi il faut ñu dëmbaleen aussi teg un dispositif de soins à domicile bajenu gox yi taxaw nañ. chef de quartier yi taxaw nañ district yi taxaw nañ ku leen dimbale am na ay étudiants yoo xam ne tàggat naa lañ war nañu mën a dem ci district yi dimbale district yi nga xam ne danañ fekk mag ñi seen kër yi nga xam ne chef de quartier ak bajenu gox ñi réperté nañ ñu guider leen saytu leen aar leen fekk leen seen kër mag nag boo ne ko toogal ba mu toog dafa am nu mu war a toogaale wér-gu-yaram nag dafa fekk nga jàppale ko ci maintenant structure de santé yi waxtaan ak maire Xemes Ngom Dia nga xam ne suma promotionnaire la ñu ngi tëral benn stratégie pour jëmale ko ci fajkat yi parce que mag boo ko bu ñëwee li ngay njëkk a xool mooy feebar bi naam mi ngi fi da nga koy faj comme ni ñuy fajee ñëpp mais foog nga da nga xool ndax supporté na ko da nga xool ndax amul comorbidité loo xam ne da koy gën a sonal nga gën ko mën a gérer na nga fexe nag ba faj feebar bi Covid bi na gaaw a jóge ci moom. est-ce que dinañu supporter traitement bi. dañ koy supporter mais loolu dafa laaj évaluation naam danañ jël électrocardiogramme danañ def ionogramme sanguin pour xool ndax xol bi support na ko mais da nga li ko am lu ko jiitu loo xam ne xëy na médecins yu bëri xamuñu ko mooy évaluation gériatrique bi. am na questionnaire bu simple boo xam ne naa ko partagé ak sama collègue yi benn question G8 la juróom-ñetti baat yoo xam ne da nga koy laaj pour xool yaramam ndax dëgër na wala dëggul pour nga mën ko classer ci ñetti façon nga mag yooyu est-ce que mag mu dëgër la est-ce que mag mu nasax la bu fekkee ne mag mu dëgër la nga traité ko comme ñëpp bu fekkee ne mag mu nasax nag nga gàttandu nasaxaay bi seet lan la ndax lekk gi la loolu dañuy pousser évaluation gériatrique bi daldi ko gàttandu ci biir faj bi na ngay fexe ba lekk gi yokk mu am ay assez de protéines renforcer ko muy naan di yëngatu te bu génnee aussi ñu topp ko parce que leneen aussi am na solo feebar ndaw bu feebaree am infection virale
bu amee une semaine 10 jours mën na wér complètement mais mag dafay récupération bi dafay yéex. loolu aussi foog ñu. du bàyyi séquelle. day bàyyi non foog ñu topp ko. foog ñu topp ko mag mu génn am na post Covid mag mu génn ci Covid boo ci jógee aussi dañu la war a suivre maa ngi sama benn naataangoo gaytaan bu gërëm mi ngi def benn étude te étude boobu aussi foog ñu def ko suñu mag ñi am feebar Covid ba ñu wér leen ba ñu faj leen ba ñu wér dañu leen war a toppatoo. pour gunge leen ak feebar bi ba leneen du leen faagagal. Pape Lay defe naa wax sama waxtu jeex na professeur kon ñu ngi lay gërëm di la sant li ñu bëggoon laajte yëpp des na waxtu bee xaw xat xam naa ni ak appel yeeg yooyu dans tous les cas xam naa li ci gënoon am yitte ak li ñu ci gënoon soxal itam wax nañu ko kon ñu ngi doon dalal te ji professeur Mamadou Coumé professeur ñu ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay fay auditeurs yi ci lu ci dëng daal maa ngi ci jégalu lu ci wax xam ne vraiment lu ñu jublu mooy yee mag ñi dimbale kilifa yi dimbale autorités yi pour que ñu xeex mbas mi jàppale suñu mag ñi parce que mag ñi aussi ci réew mi lañu bokk nan leen aar parce que ñooy suñu alal. mu di gériatre kon gérontologue di enseignant chercheur ci faculté médecine bu Cheikh Anta Diop bu Dakar chef service gériatrie bu centre hospitalier bu Fann di bokk ci comité clinique Covid 19 bu hôpital bu Fann ak comité de recherche et aspect éthique ci épidémie bi ba tey kon moom la ñu doon dalal ñu koy jaajëfal di leen ñaanal jàmm Ndeye Khady Diop ba nekkoon ci micro bi Pape Lay Dieye nekk ci machine bi mardi prochain nag incha allah xam naa dana fekk ñu weesu korite gi ci jàmm ak salaam danañu reprendre at suñu heure normale muy 19h 20h30 ñu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Val d'Afrique moo leen doon may seen émission Allo Docteur.